say a big thanks to the Committee of Bureaus, a committee that, of course, was the first committee that approved for this Select Committee on Trade and Regional Integration to go out on a tour. And the justifications of the tour was put on the table during the Bureau of Committees. So from there, the committee took it up and then liaised with the office of the clerk, and then by extension, of course, as the chairperson of the Select Committee of the Trade, I would also extend my felicitation and big thanks to the office of the clerk who, of course, saw it very necessary to disburse funds and allow the committee to roll out on this tour. Now, coming back to your question, the benefits of the tour or the objective of this tour. One of the objectives was or is to see what hindrance, what obstacles do we have in the trade, that is the the movement of persons and goods along the borders between Gambia and Senegal. As we go along, this was justified by a former committee of the National Assembly of the 5th Legislature of the Trade Committee. They went through all border posts in the Gambia and was able to find out that there are so many obstacles in the free movement of persons and goods along these borders. And therein, they recommended that the incoming committee should find a way and come to go to the Parliament of Senegal and see their partner, that is the Select Committee of Trade in the Parliament of Senegal, to sit with them and trace out a way as to how to bring these obstacles to an end. And this is what led us here, Ram. This is what led to the committee here today, or on Monday. Now on Monday, when we took up to come down to Dakar, we started the interaction with the Parliament of Senegal and the Parliament of Gambia on Tuesday. On Tuesday at the National Assembly of the Senegal, what we discussed was that we discussed about the ISRT, we discussed about the ETLS, we discussed about numerous issues that are bringing obstacles to more particularly goods in transit. Now, coming back to the objective of the committee. The second objective of the committee was that we understood that these two countries are sister countries. There were so many treaties that were signed, and for that being the case, ECOWAS treaties for that matter, which of course dealt with trade and movement of persons. Okay, but therefore, for these two countries to be able to continue maintaining what they have signed, the agreement that they have signed, it was deemed fit that the committee also engage the committee of the Select Committee on Trade. In Senegal, they call it commerce and l'economy. That's the committee responsible for trade issues in the Parliament of Senegal. So we sat with them also to discuss about this issue. It was the second objective of the reason why the tour was justified. That is to meet with our partners, that is the Select Committee on Commerce and Economy, or in the Senegal Parliament, to see the way forward as to how best we can remove those obstacles and also to maintain the laws that we have ratified, and also to maintain the treaties and respect them, and of course implement them to the latter. The other issue on the following day, Wednesday, we met with the custom of Senegal, the Director General of Custom of Senegal. And when we went there too, we've discussed
The issues that were discussed at the National Assembly, these were the issues that were also discussed alongside with the meeting that took place at the Director General of Customs in Dakar. There too, they acknowledge, the custom officers of Senegal acknowledge that this trip cannot be more important than the way it has shown and displayed during that meeting. They acknowledge and respected that the economic in the Parliament of Senegal, we all agree that definitely it's better we come up with a communique that is going to point out all the issues that we discussed here in the Parliament, so that those points can be communicated to our stakeholders or our executives, because they are our stakeholders in development. They bring policies in Parliament, we look at the policies, we pass them, and now the implementation is left in the hands of the executive. So this is why this communique that we have signed today, we will take it back to our National Assembly and then forward it to the executive, so that we can sit with the executive and see the way forward as to how we can improve on them. Because all the two countries need to improve very well on the points that have been raised in the communique. The issue of Sigma. Sénégal ak Gambie ñu ñoo bokk ak ndey ak baay kon suñ mbokk yi nekk Gambie bu ñu amee tolof si wàllu transit bu ñu amee tolof si wàllu commerce boobu mooy nekkoon Gambie ñoo am Sénégal ñoo am tolof parce que tolof bi war a nekk Gambie moo war a nekk Sénégal ngir gisoon nañ ne du affaire politique waaye bu suñ président bi buñ waroon a waat président bi buñ waroon a waat Sénégal la ñëw fii mu waat fii kon boobu ne Sénégal fi ñu taxawal ñun mënuñ leen a fay yàlla rek moo leen mën a fay. kon relationship boobu noonu mu fa te loolu mooy suñu tànk pour ñu gis ne li nga xam ne xëy na ñàkk a déggoo parce que waxtaan fi mu nekkul rek da ngay gis ne ñàkk a déggoo dafa nekk te ñàkk a déggoo fi mu nekkul rek da ngay gis ne loolu mooy loolu ak leneen li nga xam ne comme kii li mu wax man fi may dëgëral rek mooy mbiru jigéen ñi parce que boo xoolee suñu jigéen yi nga xam ne ñu ngi def commencé diggante Sénégal ak Gambie am na produit yu nga xam ne produit yu bëri products yu bëri yi nga xam ne Sénégal fii lañ koy jëlee yóbbu ko Gambie même am na products yi nga xam ne ñu koy jëlee Sénégal bi indi ko Sénégal kon da ngay. d'abord sama collègue bi kii mooy président vice-président commission économique Mamadou Niang moo ci teewal président bi dafa am empêchement ñëpp fi léegi moom ñu ñoo présenté commission membre commission économique parce que ñaari commission ñoo fi nekk bu paree après man dinaa jëlal parole présenté commission foreign office affaires étrangères donc après man jëloo leen kàddu bi ngeen def présentation délégation ñu ne vraiment que kontaan nañ trop di leen recevoir fii parce que Sénégal Gambie benn dëkk la donc maa ngi leen di gërëm di sant. salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu délégation parlement gambien bi nga xamante ne tey jii moo fi ñëw seet si seen i naataango seen i collègues du Sénégal comme ni ko sunu mag Wuri Diallo waxee Gambie ak Sénégal ñoo bokk benn ëtt ñoo bokk benn pénc néeg nañu bokkul waaye bu ñu génnee seeni néeg ñoo bokk ëtt bi ñoo bokk pénc bi donc même famille la loolu moo tax seen visite bi nga xamante ne ñëw ngeen def ko fii ci réew mi ñëw seet si assemblée nationale ñun visite bu ñu neex la ñun nag ñi ngi wax ci président turu président commission des affaires économiques muy honorable député Madi Danfakha parce que moom yàlla dafa dogal ministre de l'environnement dafa nekk en tournée dans le sud-est fële ci côté Kédougou mu ànd ak moom parce que en même temps maire la foofu beneen bi itam commission yi ki nga xamante ne moo leen yilif mooy le président de l'Assemblée nationale parce que moom moo yilif député yi nga xamante ne ñoo nekk ci institution bi yëpp mooy Amadou Mame Diop donc itam ñu ngi leen di recevoir ci turam beneen bi itam madame l'ambassadrice mi ngi fi woon moom moo leen accueillir léegi
mooy madame Ngom. Donc ci loolu également honorable député yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci commission économique bi ak ñoo nekk ci commission affaires étrangères bi ñi ngi fi ñenn ñi ngi ci yoon wi di ñëw loolu moo leen di wan ne ñu jox nañu daje bi une très grande importance bu dee ci wàllu commission économique sunu mbokk Moussa Fall mi ngi fi sunu mbokk itam Ibrahima Diop mi ngi fi sunu mbokk honorable député également Mamadou Niang man maay honorable député Mamadou Niang deuxième vice-président commission économique bi maa ngi fi itam teew am na yeneen honorable yoo xamante ne xam naa ñi ngi ñëw noonu la délégation bi bu Sénégal bi tëddee assistant yi nga xamante ne ñoo nekk ci commission économique bi itam ñi ngi fi comme ñoom monsieur Seck moom moo nekk nii ak yeneen assistant yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci assemblée nationale bi ngir déglu leen ngir mën itam taataan yi nga xamante ne moom ngeen ñu indil xam naa sans plus tarder dañuy jël kàddu gi jox ko suñu mbokk Wuri Baylo Diallo pour que moom itam mu présenter la commission des affaires étrangères parce que ñooy commission bi nga xamante ne ñooy dalal gan yi nga xamante ne dañuy jóge bitim réew ñëw di seet si li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale ak commission yi Wuri Diallo je vous donne la parole. Merci honorable président. Donc honorable Diallo maa ngi lay nuyaat encore une deuxième fois de la sant di nuyu sama mbokk yi parce que man waa Vélingara la c'est ku baax sama mbokk la dañuy bokk lu bare c'est ma famille donc pour wane rek transversalité bu am diggante Sénégal ak Gambie donc comme sama collègue bi ni mu ko waxee léegi di leen ne bismillah di leen dalal ci tour président assemblée nationale parce que fii seen dëkk la donc commission affaires étrangères man maa ko jiitu man maay Mamadou Baylo Diallo maay jógee Vélingara parce que Vélingara Basse ñëpp xam nañ Vélingara Basse c'est la même chose dafa am la vice-présidente honorable Nimabou Ndiaby mu ngi fi am Ndeye Satala Diop honorable Ndeye Satala Diop diaspora mu ngi fi am Diane Sané moom ci bureau la moom tam mi ngi fi Omar Souani Cissé moom tam mi ngi fi honorable Omar Souani Cissé ñun ñëpp dañu am lien bu fort ak Gambie am aussi suñu député boo xam ne mooy député bu Sénégal bu nekk Gambie mooy honorable Sakho Ibrahima Sakho moom tam mu ngi bu ma xamee di ngeen fi ñëw jëmm la de jóge Gambie pour ñëw te fi dafa jël vraiment décision lii moom du ko manqué parce que ñun dem ba am nañu nekk CG bi ñu ko wooyee sama assistant bi bu ñu ko wooyee ba pare foo rek mu ne moom donc day tegu ci yoon pour ñëw vraiment fekkee waxtaan bi loolu lii mooy suñu délégation composition mooy commission des affaires étrangères et des Sénégal de l'intégration africaine yoo xam ne ñu ngi fii di ñu ngi recevoir ak suñu naataango yi mooy vraiment dañu kontaan loolu pour recevoir leen léegi programme bi dañ ci waxtaan après parce que dafa am benn changement benn modification ci programme bi président assemblée nationale bi ñu war a recevoir après rencontre bi léegi bu ñu fi paree dañuy dem ñu toppatoo waa baa yi comme ça pour ñu mën a añ parce que bu ñu añee ba suur comme ça ñu mën a dem te léegi audience ak président assemblée nationale dañ ko reporté 15h30 bu soobee yàlla fi mu nekk loolu ñu ciy jégalu nag parce que dafa am beneen modification benn président moo ko yónni léegi loolu laa amoon li may wax honorable Diallo di la nuyu di sant ñëpp. And with the support of the Speaker of the Senegal National Assembly, Honorable Mr. Amadou Mame Diop.
it was decided to set up an interparliamentary group for the trade facilitation in the Senegambia region. This group will be made up of MPs from the two parliaments, notably the Economic Affairs Committee, the Foreign Affairs, Senegalese Abroad and African Integration Committee of the Senegalese National Assembly, and the Trade and Regional Committee of the National Assembly of the Gambia. Technicians and experts from their respective countries may assist both parties. The main objective of this interparliamentary group is, firstly, to make the free movement of people and goods effective. Secondly, to ensure the effective application of the cooperation and friendship agreement between the Senegal and the Gambia. And thirdly, to encourage the two governments to work closely to streamline their working methods in order to better address the concerns of the people, especially in the areas of telecommunications, health, fisheries, security, and the environment. Meeting between the two parties will take place in May each year at the Senegalese National Assembly and in October each year at the Gambia National Assembly. At the end of the first day, the various parliamentary committees made the following recommendations. 1. The abolition of the laissez-passer and the alliance tax paid by the Senegalese resident in the Gambia. 2. Increase the time limit for beneficiaries of the pass and ensure that extensions can be made at the nearest customs office. 3. Strict compliance with transit rights for goods by eliminating escort relays and reducing the number of checkpoints. 4. Drawing up and implementing a schedule of visits to border posts to gain a better understanding of the situation on the ground. The second day's work culminated in a meeting with the Customs Department. After the parliamentarians had outlined the various concerns mentioned above, the Customs Coordinator and his team praised the cooperation between the two parliaments. They recalled that at the last Presidential Council between the Gambia and Senegal, both heads of state gave instructions to facilitate trade between the two countries. To this end, they pointed out that as part of the reforms, Senegalese Customs has already opened full-service offices in Sléty, Sénégal, and Kolda to handle goods, particularly in transit to other countries, which will probably resolve the problem of escorts. Referring to the Interconnected System for Management of Goods in Transit, SIGMAT, set up by ECOWAS, they invited the Gambia to ratify the protocol, as Senegal has already done, in order to facilitate the exchange of information between the various custom clearance systems. As for the high number of checkpoints, the Senegalese custom officials pointed out that other defense and security forces also operate on the routes and borders, hence the need for a synergy of actions to reduce the number of checkpoints. To overcome all these obstacles, they recommended 1. Greater adoption of the ECOWAS identity card by member countries to do away with laissez-passer. 2. The establishment of juxtaposed customs offices on both sides to facilitate the coordinated management of control operations and the handling of goods and services. 3. The need to interconnect the two countries' systems, IT systems, that's the Gainde and the Asikula War in the Gambia, in order to harmonize procedures and thus solve the problem of transit documents. And 4. Ratification of the SIGMAT protocol by the Gambia to better address these custom concerns. Done, Dakar, 16 May 2024.